gis nañu également fan yi ñu génn rek le motif yi nga xamante ne tasaaroo nañ ci réseaux sociaux yi ñëwoon rek fête d'Assomption bi nga xamante ne sunu mbokku catholique yi doon nañ ko def xale yëpp profité ci 15 août bi demoon Mbour def fa ay ñaawteef Jamra ak Mame Makhtar Gueye bi nga xam ne moo leen fi teewal tey ban jàngat la ñu am ci loolu ak ban taxawaay la ñu ci njëkk am bi ñu ko déggee. waaw ñooñu nag dañu tooñ ñaari yoon. waaw ndax xam nga kenn du jàpp bés boo xam ne bésu xew-xewu diine la di ci def lu ñaaw loolu. voilà ndax Assomption waaye nag bokkul ak Ascension. voilà Assomption dañ ko jagleel jëmm ñu tedd jooju di Marie. ci diine l'islam ñi di ko wax Mariama. deux grandes religions révélées yi mujj wàcc yëpp fonk ko fonk bu mag ba pare jox ko cër bu rëy boo demee suñu mbokk catholique yi ñoom am nañ prière boo xam ne ñu ngi ko tuddee Je vous salue Marie boo ñëwee ci diine l'islam am na saar spécial bu ko suñu Seigneur suñu borom jagleel ndax sellaayam maanu teem njubam ñu tuddee ko suratul Mariama. alors kon nag Assomption di bésam suñu mbokk catholique yi nekk di def seeni wareef ci seen cadre diine ay saay-saay dem fële ci defe naa Saint-Louis la léegi un peu partout dans les régions di def safaan wa waaw loolu tooñ la. deuxième aspect tooñ bi mooy ñu ngi topp seen bakkan ci ay activités yoo xam ne sartu réew mi dàq na ko parce que affaire le motif yooyu ngay wax tudd nañ ci mbirum borom ñaari tur. et article 319 code pénal dàq na ko. voilà kon nag ñaari tooñ yooyu la ñu tooñ léegi defe naa am na ñu ci teg loxo am na ñu ma woo naan lu si Jamra di def ma ne ko bu doon teguñu leen loxo dinañ yëngatu. comme góor jigéen ya demoon mbaaw di fa takk sëy ci diggu mbedd. tama yeeg taaxuraankat yeeg nëbbatiwuñu voilà boobu moom comme que kenn jàpp leen Jamra yëngatu woon na ñu ànd si ak maa ngi leen di gërëm au passage daayira oustaz Aliou Sall mooy sa naataango bi nekk Sud FM. Jamra lëkkaloo ci ak structure yi imam Mbaye Niang jiite ñu dem grande mosquée ci esplanade ba def fa benn sitting bu tàng jër ndax police fa la ñu fekk. sa naataango bi ñëwoon doon couvrir événement bi te liggéeyee Excaf communication ñu di ko wax Ramatulaay benn caméraman la caméra woman lacrymogène bi à 0 mètre la tàkk daf ko noyyi rek xam keroog bu doon gaawaayu oustaz Aliou Sall ndong li dina dal ci goudron bi oustaz Aliou Sall moo ko capté yooyu yëpp daj nañ ko bi état bi xamee ne nag lii jëmul kër ci la état bi jël ay matuwaayam ba ñu jàpp leen teg leen loxo waaye ñii nag comme que teg nañ leen loxo jarul di sitting ak di nangam léegi kay ubbi bët xool ba xam ndax yoon dana def liggéeyam ou pas. yaa ngi doon tudd léegi mbirum góor jigéen yi nga xam ne amaale woon na ci xëy na amuñu woon occasion wax si mais ki nga xamante ne nii mooy Serigne Assane Mbacké Xelkom parce que xeex bi nga xamante ne nii Jamra niñ ko daan gisee ci xeexu góor jigéen yeeg yooyu taxawaay boobu amu ko ci problème mu Serigne Assane Mbacké Xelkom. waaw moo tax internet yooyu Jamra nga leen di ñaan ngeen di def effort rattraper seen retard dans le suivi de l'actualité et particulièrement des combats de Jamra. Sur les 125 organisations socio-religieuses, les 125 organisations islamiques que compte le Sénégal, penku ba saw bëj gànnaar ba bëj saalumu Sénégal kenn condamné wu ko kudul Jamra moom laa lay génnal nii bu ko defee danaa leen ko jox ngeen mën ko def kii nu mu tuddati déclaration bi Jamra seen naataango bi ñuy wax naka 221 ma xool nu mu tuddati alors moom moo ko génne daa di ne pédophilie dans les daara l'organisation islamique Jamra exige une application rigoureuse de la loi suñu logo ngi nii nëbbatuwuñu sur 125 organisations islamiques bu Sénégal Jamra Cote moo naqarlu lu ñaaw lii parce que duñu nangu kenn mu ngi nii Libération génnewaat ko fii Jamra exige
que la justice aille jusqu'au bout parce que du ñu nangul kenn amul may doomu diw amul diw laa sant ngay mbubboo diine di def exactement lu safaanoo ak xaala laahu xaala rasulullah amul kenn benn doomu aadama bu am maqaamaw def ko ba pare nee na ñëpp noppi bu kenn wax na ñëpp noppi de waaye Jamra du noppi alors coow loolu amoon na fi defe naa 2020 la lu jiitu lii pour wan leen ne lii du lu bees fii ci Wakam koo xam ne mu ngi wuyoo ne sëriñ daara la jékki-jékki mu am une dizaine d'enfants dem ci seen i wayjur di jooytu ne waa ji daf leen di def naka su dul noonu yëfu góor jigéen la leen doon def mu am ay plainte bi plainte yi jibee yoon teg ko loxo xale yi ñëwaat fii si Jamra naan waaw ñu ngi subir des pressions nañ daal nañu retirer plainte yi man ne dem leen retirer boo leen retirer Jamra plainte ñu daal di saisir suñu avocat maître Khassimou Touré parce que on doit protéger les enfants suñu boroom a ko sant amul sëriñu daaraak amul enseignant amul ONG ku fi def naka sulul noonu yoon dafa war a def liggéeyam alors lu jiitu loolu fii ci defe naa xaaral léegi ma wax la kii bi Daara Jolof defe naa ci atum 2009 boobu defe naa Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké la fi fekkoon Jamra yëg ne am na Serigne daara bu fa def naka su dul noonu waaye kooku ba mu defee loolu lan la Jamra def préparer suñu plainte waaye ñu ne ci teggin balaa ñu koy déposer comme que waa ji mu ngi bàkkoo ne taalibe sëñ Mouhamadou Lamine Bara la nañ dem wax ak kilifa gi ñu dem fekk ko fa imam Massamba commencé di expliquer daara yi seen image yi tilim te waruñu seetaan kenn di tilimal image yu daara kenn di xajamal la noble mission de maître coranique waaye eggilewul sax sëñ Bara coupé ko ne ko daal Jamra na seen xel dal man mii sëñ Mouhamadou Lamine Bara maa jëkk a exiger que mbir mi nañu bàyyi yoon def liggéeyam kon ñun bañ ko dalee xeex du tey ba bi gën a siiw rek mooy bu Xelkom bi voilà mais ñun mosuñoo bàyyi benn bu jàll boo xam ne dañuy jariñoo turu daara te ñoom moomuñu ko di jariñoo le manteau de maître coranique te moomuñu ko benn këru diine moomu ko c'est un patrimoine de la umma islamique tilimal ko ci kaw topp seen bakken ñu ne bu kenn wax pour lan voilà kon nag yoon teg na ko loxo te am na ñu doon wax naan yow Jamra yaa ngi nii di wax xanaa léegi war ngeen am gàcce nag ndax mbokki waa ji def nañu sorti ci réseaux sociaux yi ne affaire bi ay tuuma rek la woon suba lañ ko convoqué flagrant délit te ku ñu convoqué flagrant délit ça veut dire que dañ lay entendre rek après bàyyi la wala tëj la 4-5 jours bàyyi la ah ndax bu doon viol la ñu wax te viol dañ ko criminaliser kon waa ji kon dañ koy yóbbu instruction kon nag li Jamra di wax amul Jamra ne tekk rek procureur moo jóg ne fan ngeen ko doon bëgg a yóbbu ñu ne criminel mu ne kii flagrant délit mu ne bu mu fa dem il faut une requalification des faits parce que viol am na te attestation médicale wane na ne y a des lésions yi ñu noté ci xale bi xale bu tuuti ndeysaan alors ñu daal di ko yóbbu instruction mu nga instruction en attendant mu ngi xaar yoon addu ci dossier am voilà dëkk bi ñëpp war a bokk yam muy man muy yow muy keneen ku jàpp diine ji fooye ko topp sa nafsu bakken xajamal ko tilimal ko ba pare di bàkkoo xaala laaw xaala rasulullah te du dëgg ci yow nga dem ba rax ci dolli jàpp ay tuut tànk yàq leen amul benn doomu aadama bu am maqaamawu ba Jamra du ci yëkkati kàddu di ci addu xanaa ñu bañ ñoo dégg waaye di ngeen ci dégg Jamra ne moo tax je le répète sur les 125 à 128 associations religieuses yu nekk fii Sénégal Jamra kot moo def déclaration nee na yoon topp mbir mi ba mu sës
d'accord voilà. bu ko defee dañuy ñëw rek ci mbirum ki nga xamante ne mooy Gabrielle Kane ku ko xam nag xam ne digganteem ak Mame Mactar Gueye amoon na fi ay jamono tàngoon na lool donc ñoom ñaar xëy na rek dañuy ñaan jàmm di dox seen diggante saa su ne yàggul bi mu demee Touba yóbbu fa ay dons ay retours yu négatif daal di ciy am ñu naan non seulement sëriñ bi waru ko dalal parce que xaalisam setul ak yu ni mel d'abord Mame Mactar Gueye naka la jàngatee koppar ak matériel yi nga xamante ne Gabrielle mu ngi koy jël di ko baaxee district sanitaire yi nekk ci waaw xam nga ñun dañu am benn principe concernant les autorités religieuses particulièrement ñi nga xam ne ñoo nekk ca boppu cité religieuse yi muy Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne mooy kilifa yooyu ñun jox nañ leen cër bu day ni ñoom lu ñu def rek doy nañu kon nag ki nga xam ne moo nekk le pivot de cette affaire mooy sëñ Mountakha parce que mooy accepter ay audience wala moo koy rejeter comme moom moo nangu recevoir ko ñun amuñu dara lu ñu wax dara lu ñuy laam-laamee ci li sëñ Mountakha def voilà kon ñun on a un préjugé favorable ci acte yi kilifa diine yi chef religieux yëpp di posé dañ ci am njort bu rafet voilà sëñ Mountakha moo def loolu teggin mayewul ñun Jamra ñu naan lii waru ko woon def ak loo tax muy recevoir keek alors moo tax ñun mënuñu doon ñaanal leen suñu kilifa diine yi yàlla yokk seen martaba yàlla da nga ñoddi seen i fante toftal ci wér te saxal leen ci kanamu njaboot gi lool ba mu yàgg ndax ñoom ñëpp lañ fi nekkal voilà ñan matériel yi nga xamante ne itam mu ngi koy jël di ko baaxee district sanitaire yi nekk fii ak lu mu fa mënti yóbbu waaye comme que foofu mooy porte d'entrée bi te ki yore porte d'entrée bi ubbil na ko ñun amuñu lu ñu naan sëñ Mountakha warul woon def léegi waroon na ko ak loolu ak matériel bu mu fa mënti yóbbu yow muy ay sajaada ak ay basang ay mbana ay lalu hôpital ak lu mu mënti nekk sëñ Mountakha mooy l'autorité morale de la ville sainte de Touba waaw lépp loo xam ne posé na ko comme acte dans cette ville sainte ñun ànd nañ ci